ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal li yéen ñuy suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. ba tey fii Tobène defe naa ne c'est la mort et la désolation population yi ñëpp ñu ngi yuuxu jóg nañu vraiment soxna si lan la lay yuuxu lan la. image yi ngeen di gis nag mi ngi xew woon ci village bu Tobène bésu mercredi 12 août 2020 bi ñu weesu ay gendarme la ñu yebal ñu dugg ci ay këru jàmbur pour arrêter fay doomi aadama yoo xamante ni ñoom lenn rek la leen di toppee mooy ànduñ ci condition yi nga xamante ni société bii di ICS noonu la bëggee nangoo seeni suuf muy beneen cas gannaaw bu Ndingler mais bii sax daanaka moo gënoon neex a réglé maanaam litige bi opposé village yu Tobène Mbengeen Kiccaan ak yi ko wër lu ñu mënoon saafara la te coow bi jib baldu tàkk duñu itam fekk ay doomi aadama seen biir kër di leen jàpp di leen déférer comme ay délinquant lu tax lu ñu mënoon régler la ci dal mooy waa village bi ñoom ba ñu joxe seeni suuf rawatina seeni tool mais nañ ko jaarale ci yoon nañu leen indemniser jox leen ndàmpaay goo xam ni dina mën a tax ñu dabuli leen société bii di ICS yàqal dinañ ñëw ci ban contexte la coow li lépp juddoo mais comme niñ koy defee saa su nekk rek dañuy artu ci toroxal ak jaay doole gi ñu bëgg a teg ay village ñoo xam ne ñoom nee nañ ba ñu joxe seeni suuf mais liñ leen nar a jox ci ndàmpaay moo bariwul ñoom loolu kese la ñu sàkku te yu mel nii lu tax ñu ci àddu mooy buñ ko saafarawul mun na dem bëppi loxo parce que waa village yi ñoom taxaw nañ temm ne bu ñu leen jaayee doole ba foqar ci seen moomeel ci seeni loxo ñoom dinañ jàmmaarloog société bi nga xam ne mooy ICS. nañu fexe ba jaay seen doole jëw def ko ci sunu kaw mais ñun ak ICS lu yàgg man Mourou mi wax ak yow nañ ma dégg bu baax Mourou Mbaye laa tudd sant topp maa ngi fii bu ma askan wi déggalee ICS bi dina tàkk. bu ñu ñëwee cercle nit duñ leen ci bàyyi ndax ñun ñoo dëkk ak ñoom te ñoom matu na 100 mètres ñoom mënuñu fee dëkk buñ fi indee ay takk derit ñoom mënuñu fee dëkk waaw mënuñu fee dëkk waaw bàyyiwoon nag ñu jéem a waxtaan bu jubboo sinon ñun moom suñu bakkan lañ ci teg jaral na leen ba duñ fi liggéeyee loolu moom jaral nañ ko jaral nañ ba tey moom buñ fi nekkee tey ba liggéey ñoom mënuñu fee continuer di fi nekk te duñ fi liggéeyee ndax ñoo dëkk ak ñoom. kon liñ ci mën a jàpp mooy ay li koy saafara ci lu teel moo gën li koy yokk te bu ñu moyuwul loolu moo nar a am Tobène te bu ñu yegsee ci situation boobu noonu ñenn ñooy nekk les responsables mooy ñi ñu dénk réew mi parce que capable ñu protéger seeni doomi réew mais dañu préférer fii teg benn société boo xamante nii lu bari ci ay production am wala li muy gagné biir Sénégal bitim réew la jëm maanaam Sénégal buñ ko seetaanee ak tànk yi mu dëgmal dinañ dem ba ku ñàkk dootul amati baat ci biir réew mi dootul amati doole ci moomeelam wala fi mu dëkk parce que dañu préférer dooleel ay capitalistes wala ay étrangers yoo xamante ni ñoom seen intérêt jaral na leen ñu toroxal goxu lëmm toroxal ay doomi aadama loolu moo xewoon Ndingler moo nekk di xew tey village bu Tobène. suuf si fay ñu leen jëlu ñu leen amul genn doomu Tobène joo xamante ni liggéey nga ci usine bi ñu ànd nag ñun ñëpp nag seeni nday ak seeni maam ak ñun ñëpp taxaw nag bu góor di dóor jigéen di dóor. pour tàmbali dañuy taxaw d'abord ci société bi waral coow li muy ICS di industrie chimique du Sénégal juste pour wal leen ni ñun Sénégal fi mu ne nii ay doxandeem lañ suñu biir réew. ICS boobu noonu benn société indonésienne bu ñuy woowee Indorama Corporation boo ko moom depuis quelques années société étrangère boobu noonu moo détenir lu toll ci 78% wu capitalu ICS. ICS nag di exploiter phosphate ci zone yu bari ci biir réew mi benn ci zone yooyu noonu te waral coow li tey muy Tobène di village bu nekk ci commune bu Meouane ci département bu Tivaouane. phosphate bi fa ICS di exploiter nag amaana du xaj ci vidéo bi nii mais benn matière la bu am solo. bañ na ko sax ba dañ ko considérer comme benn enjeu mondial dañ ci produire engrais ak yeneen produits phytopharmaceutiques ak yeneen juste pour wan leen solo gi mu am déjà Sénégal bokk na ci rare pays ci àdduna bi yu koy exploiter. léegi jamono dox ICS bu Tobène am benn projet d'extension maanaam zone bi muy exploiter phosphate doyatu ko mu bëgg ko nag yaatal parce que zone boobu daanaka fépp phosphate la suuf si dafa riche. projet d'extension boobu noonu maanaam yaatal gi toll ci 47 hectares ce qui veut dire que ni dina impacter Tobène waaye tam yeneen village yu mel ni Maka Dieng Kër Magay Mbengeen ak yeneen dëkk fii nag le problème bi tàmbalee. population yooyu suuf soosu moom moo nekk seen seule source de revenu déjà baykat déjà ñoom ñëpp ay baykat lan te mën naa wax ni
amuñu beneen source de revenu bu dul mbay kon mbay mi moom moo nekk seen secteur principal ci la ñuy dund ci la ñuy def lépp déjà kon ICS su ñëwee bëgg a jël suuf yooyu te barème d'indemnisation bi mu proposé comme ni ko Cheikh Fall waxee c'est un barème d'indemnisation boo xam ne c'est très trop même superficiel loo xamante ni wax dëgg yàlla baykat yi sax li ñu doon am ci suuf yi ëpp na li ñu leen di proposé de ce fait population yi jóg takku ni loolu duñ ko nangu. ki ngeen dégg nii mooy Cheikh Top di kenn ci doomu dëkk ba cay kàddoom wax na ba tudd barème d'indemnisation maanaam ndàmpaay gi société bii di ICS war a jox village yi nga xamante ni projet d'extension bi laal na leen loolu nag moo jur cool yi parce que gannaaw ba village yi nga xamante ni projet ICS bi laal na leen ñoom ñu nangoo joxe seeni suuf maanaam ñoom bañuñ projet bi mais nañ leen ndàmp entreprise bi muy ICS dafa ni 1,50 million kese la leen di fay ci hectare bu ci nekk maanaam mètre carré bu ci ne ICS 105 francs CFA la ciy fay maanaam ñaar fukk ak benn dërëm kon 47 hectares yi ICS soxla lépp mi ngi koy dikkee 49,350,000 loolu la bu ko jox village yooyu lëmm ci ndàmpaay ci projet boo xamante ni moom ICS bu ko réalisé dina ko indil ay milliards de francs CFA loolu nag la waa village bi ne ñoom du ci dal parce que benn suuf si ICS soxla du suufas kese dafa am matière bu riche bu ci nekk muy phosphate ICS bu ko exploité ay milliards la ciy tiré comme bénéfice loolu benn la ñaareel bi mooy barème d'indemnisation bi ñu leen proposé ñoom waa village bi barème mu 1974 la maanaam li suuf si doon jar lu ëpp ñeent fukki at ci ginnaaw la leen bëgg a fay te ku maîtriser wàllum suuf di nga xam ni espace bu doon jar million jamonoy Senghor mënul am même valeur en 2020 dafa am yoo xam ni xel mënu ko nangu loolu nag moo tax village yi nga xamante ni projet ICS bi nar na leen gàllankoor yàq seen activité ñu ne ñoom hectare bu ci nekk 20 millions lañ ci soxla te loolu mooy dëgg te ñun sax jàpp nañ ni 20 millions par hectare sax dafa ndaw ndax ICS suuf si mu bëgg exploiter foofu noonu laajul ay travaux yu mag maanaam gor ay garab wala defaraat dafa fekk lépp yemb suuf si waa dëkk ba ña nga fa woon di ko bay mettre ko en valeur maanaam ICS day ñëw rek tàmbali exploiter ñu yaakaar ne autorité dina trouver solution ci problème boobu noonu sous-préfet yónnee fa ay gendarme mois de janvier bi ñu weesu pour wax leen rek problème bi yàgg na pour ñu encadrer espace bi nga xamante ni ICS moom la soxla te boobu trouver une solution. qu'il a fait chapeauter moom moo tax situation bi àgg fii léegi nag ce qu'il veut vous le voyez clairement confrontation la bëgg c'est-à-dire jël takk der yi jaxase leen ak population bi loolu la bëgg moo tax mu toog fee mu toog ne du recevoir kenn du wax ak kenn. Kii nag bu amee problème nag bu amee mënoo ca jëlee dara solution te waxtaanee nuñ ko ba pare fii lu ay nit bokk la kenn du ko paccaxee dañ koy pencoo nit ñi waxtaanee ko bu amee solution mu am solution bu amul solution ñoom ñu dellu fa ñu jóge ñun ñu dellu fa ñu jógee. mercredi 29 juillet 2020 Aly Ngouille Ndiaye déplacé wu ci village bu Tobène ngir waxtaan ak waa dëkk ba représentant wu village yi na ko ñoom bañuñ bàyyi société bi def liggéeyam mais li ñu àndul mooy ndàmpaay gi ñu leen proposé Aly Ngouille Ndiaye ne leen dinañ évoluer léegi terre yi nga xamante ni moo jur coow maanaam suuf si proposé waat leen beneen offre ña fa teewul village yi lànk ñoom ni proposition bi nga xamante ni ñoom def nañ ko loolu la ñu bëgg gannaaw loolu itam tàmbali nañ li nga xam ne mooy délimitation wu 6 hectares yi nga xamante ni ICS moo ko nar a exploité ba tey ci suufas waa village bi ca la waa dëkk ba yépp nag taxaw ne du am ba mercredi 12 août 2020 gannaaw ba waa village bi lànkee ngir neenal délimitation boobu noonu ñu indil leen ay gendarme ñu dugg seeni biir kër jàpp ay doomi aadama tëj. population yi ñëpp ñu ngi yuuxu jóg nañu vraiment soxna si lan la looy yuuxu lan la grenade lacrymogène tàkk na ci kër gi donc mu am ay gaz ay néegu ñax. ci jour bii nii gendarme yi teg na loxo lu ëpp ñaar fukki doomi aadama ñu ràññee ci ñetti chef de village bu Tobène village bu Mbengeen ak village bu Kicaan ñoom ñett le 15 août lañ leen may liberté provisoire ak beneen jeune. beneen activiste aussi dëkk Tivaouane di wuyoo ci turu Ardo Ñing engagé woon trop ci xeex bi tey bokk na ci li tax ñu bari xam histoire Tobène moom it par la suite lañ ko seet ba teg ko loxo ndax nee nañ da doon incité maanaam xirtal waa village bi ñu fépp moment bi ñuy wax ak yéen nii fukki doomi aadama ak juróom-ñett placé na leen sous mandat de dépôt comme ay délinquants alors que sàccuñ yàquñ alalu jàmbur dañ leen fekk ci seen moomeel seen suuf te ñoom nangu nañu négocier ñu jaay leen doole tëj leen
vendredi 21 août bi ñu dëgmal la ñu leen di juger ci tribunal des flagrants délits bu Thiès. te monté depuis le début waa village bi ñu ngi woo autorités yi naan leen nañu waxtaanee mbir mi trouver solution maanaam ñoom mosuñu bëgg fitna. léegi nag bi ñu dikkee bëgg a jël suufu Tobène dama leen ni man képp koo xamante ne suufu Tobène nañ ko da ngay waxtaan ak askan wi ba jubóog ñoom mais suuf si mën leen koo jël te waxtaan leen ak askan wi ba jubóog ñoom ndax ba ngeen di natt mbaar bu fekkee ne jël na suuf si tey kon ñun amuñu droit di wax mais nag ñoom ñoo wàccal suuf si léegi nag réew mi toll na foo xamante ni kenn ku ne réew mi xam na ni réew mi mi ngi développé bi day dox ndax réew mi boo xoolee ni bi nu watee référendum décret yi nga xam moom la génne suuf ci la bokk doonoo fab suuf delloo ko borom suuf fépp foo xam ne dañ fay jël suuf nan waxtaan ak borom suuf ba jubboog moom mais suuf doonu loo xam ne da ngay fekk askan fa mu nekk nga koy manipuler di ko jël loolu nag bi nga xamante am na moo tax ñun képp koo xamante suñu suuf ku ko jël da ngay taxaw waxtaan wi ba jubboog ñun mais doonu loo xam ne da ngay nuy fekk fii di nu manipuler di ko jël fi nga xamante ne fi la ñu teg suñu tànk xam nan ko mais ICS li nga xamante moom la war la population bi defu ci dara ndax bu dee wàllu employé defu ko fi bu dee wàllu médicament ay santé defu ko fi bu dee wàllu yoon defu ko fi te loolu lépp ñun xam nañ ko. te comme fi góor gi daaneele ICS biñ koy jox autorisation ngir mu exploiter ci zone bi nga xam ne mooy Tobène nguuru Sénégal dafa sàkk woon ci moom entreprise bi mu sàmmanteeg lu bari. ICS engagé woon yenn liggéey yi nga xamante ni laajul yenn diplôme yi ñu jox ko waa village ba ñu fay liggéey ICS defu ko ba si wàllum wér-gi-yaram dafa waroon tax waa dëkk ba parce que exploitation bi nga xamante ni ñu ngi ko fay def dafa présenter ay risques sanitaires pour population bi fa dëkk. ICS sàlloowul ak loolu lépp nga xamante ni signé na ko ak état bu Sénégal mais teewul ñoom état bu Sénégal ñoo leen di jàppale ngir ñu noot ñoo xamante ni ci suuf si kese la ñu yaakaar maanaam léegi na bépp sénégalais xam ni yow doxandeem nga ci biir réew mi boo soxlaa yow mi nga xam ni da nga néew kàttan te doonoo borom barke ab société étrangère moo la ëpp droit ci biir réew mi bu soxlaa yow nga soxla yow la ñuy wiñaar sa loxo néewala doole jox ko te loolu Sénégal kese la am amul beneen réew. moo tax lii mënuñu ko woon noppi waale bërki démb Ndengeleer la woon tey waa Tobène la ëllëg beneen village lay doon moo tax ku toog di ko seetaan rek xamal ni mën nga subir même injustice bi ci sa biir dëkk. leen rek moo koy réglé mooy lu dal benn village wala benn dëkk ñeneen ñëpp àndandoo xeex ko boole seeni doole ngir mën a aar ñeneen ñi nga xamante nii même cas bi mën na leen dal te amaana duñu am fu ñu ko yuuxoo duñu am fu ñu ko jooyee. kon lii askan wi kese moo ko mën a réglé ndax ñun amuñu ay njiit yu mat. Sénégal mooy dëkk boo xam ni doo sentir sax ni am na président dañuy bàyyi ba mbir tàq ëppi loxo ñu jóg naan dañuy def médiation alors que gouverner c'est prévenir maanaam booy jiite réew da ngay waajal li nga xamante ni mooy ñëw waaye itam teg ay matukaay yoo xamante ni ku ci nekk di nga xam say droit waaye itam xam say devoir. kon lii nag ñëpp ñaawlu yuux ko fépp ba ICS ak nguuru Sénégal dellu ginnaaw ci jaay doole gi ñu bëgg a jaay doole village yu Tobène ak yeneen dëkk yi nga xamante ni ñoo ko wër ñoom bañu ñu joxe seeni suuf. d'accord nañ ci projet bi nga xamante ni ICS bëggu na ko yaatal ci zone bi mais nañu leen jox ndàmpaay gu méngoog la ñu leen yàqal ICS li mu proposé mooy mètre carré bu ci nekk 20 dërëm ak benn lii Sénégal kese la am donc jàngat bi tay loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.